salaamaaleykum maa leen di nuyu di leen ziar di leen bëggee bu baax a baax dama bëggoon ñu àndandoo rek seetaan vidéo Moustapha Gueye bii nii di ancien lutteur deuxième tigre de Fass ginnaaw bi nga xamante ni président Ousmane Sonko dem na di ko jàll ji magam ji fi bàyyeekoo di Mbaye Gueye nekk premier tigre de Fass moom it nekk ancien lutteur. fu ñu la tegoon teg na fu da nga teg feneen fu ko raw ndax ñu tam gisuñu ci yow lenn dul rek bëgg sa réew doon ndaw fas yéene taxawal sa réew waaw su ma wàññeekoo ñëw ci nemme ko ma la nemme ko ñëw seet si sa kër citoyen sénégalais laa bu libre boo xam ne kenn joxuma ndékki kenn joxuma añ kenn joxuma reer yaakaaruma aussi talal doomu aadama comme man kuy noyyi rek jigéen sukk jur la ma talal sama loxo pour defar sama soxla yàlla bu ma ci yàlla xiir dinaa ndékki dinaa añ dinaa reer su ma ndékkul sax du maa ngi dara mën naa bañ a ndékki mën naa bañ a añ mën naa lekk benn repas par jour du tax ma dee donc du corruption du guerre du nangam wala sàngam mooy tax man du ma am libre de mes mouvements ci samay kàddu dama ciy féex dama ciy wax li ma bëgg a wax ndax kit naak sama conscience amee lu ma kenn dara yàlla xam na ne su ma faatoon tey jii nii du am doomu aadama buy taxaw sama kanam amee na ko fistine amul alhamdulilah bi alamin loolu sant yàlla la ah ba déplacé wu fii ñëw sa kër seet si la jaatu na ñoo bokk réew mi juddoo mi Sénégal ngay défendre ay intérêt Sénégal ñun tam ñu défendre ay intérêt Sénégal ku nekk ci pàcc bi nga féete man làmb laa am di ki def li mu mun lépp message boo mën a véhiculer ba sama jeunesse réew dégg ko dama koy véhiculer ñu dégg ko mu jariñ leen buñ la gisee nag nga nekk ci diggante boo xamante ne diggante tuuma ñun ay jullit lañ xam ne ñu wax ci tuuma dañuy jóg taxaw ba keroog muy leer suñu bopp xëy na bu leeree suñu bopp dañu am déception waaye séntu ñu faw ñu ne déception bi dina dal su kaw dina dal suñu kaw bu dalee suñu kaw dañu am gàcce trop yàlla bu dal suñu kaw te xam nañu du dal suñu kaw conviction sañ-sañ boobu gëm boobu lañu am ba tax ñu jóge suñu kër xuus nag jafe woon na trop nag pour mu dugg foofu nag waaye bu ma nee ba wax ba buudee ba dëgg sa moto ci la ma chef bi dab wàññi ma ne ma icône bu mel ni yow warul mën a gëj jaar fii ñu lay téye ubbi leen ko mu jàll ma jàllaale ñu bari nag moo tax ñu ne bon yaakaar na yóbbu nit àjjana am na ñu dem àjjana yóbbaale ay nit ndax xam naa nag ndax àddina day misaal yu bari suñu yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam xam naa ne bu ko neexee day ubbi ñëpp dugg yooyu day am ci àddina aussi lépp lu am ci àddina rek yàlla daf ñu ko misaalal fii ci kaw suuf ñu dugg nag très ramassé rapidement du parparloo comme ni nga ko waxee sànq du àndandoo du yóotoondoo ñëw nañu xam ne un citoyen sénégalais correct digne bañ lu ay moroom yu bari nangu moom lañu war a sagal si ñëw won ko ne ko Sénégal a ngi sa gannaaw du man rek maa nekkoon sa gannaaw de président Sénégal moo nekkoon sa gannaaw àddina nekkoon sa gannaaw kon mu la ko waxee man nag su ma yëkkati ay kàddu dafay spontané àddina moo nekk sa gannaaw àndoon ak yow ci épreuve bii te yàlla leer na ko mu leen nañ yaa ngi nii toog suñu wet di wax xëy na bu demee woon neneen doo toog fii tey di wax bu ñëpp seetaanoon kon doo toog fii di wax waaye ñëpp a jóg ne lii du fi am te loolu tamit dëgg la yàlla bëgg ah ñu nekk voisin nag sama kër ak sa kër 5 minutes màgg sa kër sama kër ak sa siège parti 2 minutes màgg fa saa booy traversé di jóge sa siège parti di dem ñibbi sama buntu kër ngay jaar musuma wàcc kar la musuma wàcc dogale la waaye dinaa wàcc nag am plaisir taxaw sama balcon béggee romb bi nga romb sama buntu kër. voilà Moustapha Gueye man dama kontaan ci moom parce que man ci courage am ak ci bëgg liberté am ci wane ne ginaaru kenn nenu ko ak ci wane ne moom boppam kenn du ko tànnal ku mu war a àndal wala ku mu war a xaritool man jikko yooyu yëpp dama ci gis sama bopp loolu moo tax ma fan ko xam ngeen lu tax may delloo njukkal Moustapha Gueye ci vidéo bii nii nekkul ne comme lu mu nekk digganteem ak Ousmane Sonko moo tax de mais man maa gëm nit ku libre nit koo xamante ni kenn du la tere ki nga war a àndal wala ki nga war a xaritool ndax ay propre intérêt te loolu dañ ko gis léegi Sénégal ci diggante Ousmane Sonko ak Macky Sall moo yore nguur gi képp koo xamante ni tey da ngaa ànd ak Ousmane Sonko nekk célébrité bañ xàmmee la yow ràññee la lépp loo bëgg ci nguur gi dañ lay xeex buñ xamee ne yow Ousmane Sonko nga àndal
ba tax na ñu bëri tey nanguwuñ fësal seen ànd ak Ousmane Sonko ànd ak Ousmane Sonko nag waxuma comme ne da ngay ñëw bokk ci parti Pastef bi adhéré am carte wala am fa benn poste de responsabilité waxuma loolu mais gis sa bopp ci Ousmane Sonko li mu oote ak programme am nga am courage yu dem mu am jafe-jafe nga xam ne jafe-jafe yam amoon ki ko teg mooy Macky Sall ak ñi mu àndal mooy événement yi amoon bi ñu koy jiiñ affaire Adji Sarr di ko jiiñ viol nga xam ne lii ay fen la nga jàng ko jàngaat ko yow waxtaan ak sa xel xam ne lii nii du début à la fin ay fen la ay kàcc la nga nekk nit ku siiw sénégalais yëpp xam la nga taxaw am courage dem apporter ce soutien au président Ousmane Sonko te Moustapha Gueye loolu defoon na ko ci événement mars yi te moromam yu bëri tey ñemewuñ def loolu ndax lan seen intérêt personnel parce que ñu ngi jàpp ne léeg-léeg mën nañoo bëgg dara ci nguur gi ñu xañ leen ko ana yàlla man dama bëgg nit ku gëm yàlla nit ku gëm boppam bañ a gëm nit wala ngay ragal nit man amul benn doomi aadama bu ma ragal ci kaw suuf man mu xola même boo may dóor bal may dee man sama droit kenn du ma ko xañ sama liberté kenn du ma ko xañ te sa liberté nag bokk na ci nga xool ki la neex ci wàllu politique nga dem ànd ak moom waaye tey am na ñoo xamante ni ñu bëri ay célébrité lañ moo xam ay mbër lañ yu mag moo xam ñu nekk ay woykat yu mag moo xam ñu nekk ay communicateur traditionnel moo xam ñu nekk ay sëriñ wala ñu nekk leneen maanaam ñu nekk daal ay nit ñoo xam ne dañoo siiw moo xam nga nekk joueur nekk koo xam ne yow nit ñi dañ laa xam nga ñemee dem di fësal sa ànd ak Ousmane Sonko di ko bañ a nëbb ba pare di wane ne yow ginaaru kenn nenu la si biir wax ji Moustapha Gueye mu ngi ciy wax ne moom kenn joxu ko ndékki kenn joxu ko añ kenn joxu ko reer ginnaaw yàlla loolu moo koy jox boppam te yàlla mu ngi koy suturaal mu ngi koy am man dama bëgg nit ku mel noonu mais tey Sénégal ñu bëri tey wallahi dañoo ragal a fësal ne sax xam nañ Ousmane Sonko ñu ngi làqatu ñoom di wane ne sax xam nañ Ousmane Sonko tey am na tey ñu bëri ñoo xam ne tey xamoon nañ Ousmane Sonko avant mais ragal nañ sax di ko au téléphone pour ñoom après day am traçabilité ñu dem yóbbul ko buur bi ku ñu def buur ku ñu def yàlla di Macky Sall mu rëq seen digg wala mu xañ leen yenn privilège wala yenn avantage ci nguur gi léegi dafa am loo xamante ni président Ousmane Sonko daf ko doon wax te man wax jooju daf ma neex dafa tax ma gën a bëgg Ousmane Sonko mu ne lan moo tax léegi ñu war a toog Sénégal di nangu bu ñu falee benn président kooku moom daf fiy nekk rek di jaay nit ñi doole ku ànd ak moom yaay am jàmm ku àndut ak moom yow doo am jàmm day def répression ci kaw sa kaw di les persécuter yaag ñi nga àndal parce que ànd ak moom loolu dafay dem ba mel ni ñun ci royaume lañ nekk waaye nekkatuñ sax ci république wala démocratie mais loolu sénégalais yi ñoom ñoo ko may te loolu dafa maanaam pour man c'était révolu maanaam loo xamante ni suñu gannaaw la nekk mais Macky Sall daf ñoo indiloon rupture ne moom rupture lay indi maanaam li doon am bu njëkk ba dootul amati mais buñ ko indee moom daf ñu delloo ca 1962 ci diggante le président Léopold Sédar Senghor ak Mamadou Dia bi mu ko jiiñee coup d'état tëj ko kaso def répression ci ñu ànd ak moom ñoom Valdiodio Ndiaye ñëpp les pro Dia di leen toroxal ñu gis ko ci temps yi Abdou Diouf ñi ko doon opposé ñoom Bathily ñoom Mamadou Diop Decroix ah ñoom Abdoulaye Wade ñëpp dañu leen doon jàpp di leen tëj ay ñoom Amath Dansokho parce que dañoo doon xeex pour démocratie bi gën a dëgër ku ànd ak ñoom tamit loolu lañ lay def temps yi Abdoulaye Wade ak Idrissa Seck tamit noonu la woon bañ naan les pro Idi képp koo xam ne pro Idi nga rek gars yi danañ dal sa kaw créer la ay problèmes yu métti léegi nag bi Macky Sall ñëwee nga xam ne moom sax dund na loolu ak Abdoulaye Wade moom ginnaaw Idrissa Seck après moom ci moom lañ ñëw temps yooyu man àndoon naag moom ci lu tax
ñu bundu xataal ko ci parti bi ba mu démissionné ci parti bi dem créer son propre parti mooy dafa awoon Karim Wade ne ko pour mu ñëw leeral xaalisu ANOCI bi te loolu c'était normal à l'Assemblée nationale gars yi xeex ko Sada Ndiaye mi proposé woon loi bi tax président Assemblée nationale chaque 1 an dañuy voté waat pour falaat keneen maanaam mandat bi léegi dootul nekkati 5 ans waaye 1 an lay nekk Sada Ndiaye boobu transhumé na tey dem ci Macky Sall ak ñeneen ñoo xam ne ñoo doon saaga Macky Sall di ko xas di ko jaxaseeg Ablaye Wade poussé ko à la démission tey ñoom nee nañ ña nga ci Ablaye Wade tey naa fekk yu bon yooyu am na si sax koo xam ne ma ngay siéger moom ca conseil des ministres di Omar Sarr ay ñoom maître Amadou Sall ay ñoom Pape Samba Mboup Farba Senghor Mamadou Diagne Fada Ousmane Ngom Souleymane Ndéné Ndiaye kulim Dioum ay Awa Koudou Ndiaye ñoom ñëpp ña nga ca Macky Sall tey te ñu si bëri tey ñoo doon xeex Macky Sall mais nag Macky Sall li mu nekkee dafa mel ni moom moo ko tey parce que moom loolu gis na ko ci ñi weesu ba pare moom mu dund ko ba pare ñëw di àndaat ak ñooñu kon xëy na li muy def moom moo ko tey ba tax na yooyu yëpp amoon tey moom la Macky Sall dellu siwaat tey ba léegi si digganteem ak Ousmane Sonko en commençant par bi Ousmane Sonko commencé rebellé wu di ko opposé mu dàq ko impôt et domaine mel ni moom impôt et domaine te Ousmane Sonko nekk un fonctionnaire de l'État branlon yóbbuwu ko fonction publique impôt et domaine dara yóbbuwu ko fa lu dul mérite jàng ba jàng jotee def concours ENA dugg nekk comme inspecteur des impôts et domaines ginnaaw bu mu génnee ENA kon loolu mérite la moog yeneen moromam parce que Ousmane Sonko mu ngi critiquer Macky Sall mu ne daf koy jaay doole dàq ko léegi nag combat bi commencé hostilité yi commencé guerre bi commencé mu déclenché guerre déclarer la guerre à Ousmane Sonko et ses proches ba loolu moo dem ba indi affaire u Adji Sarr Ousmane Sonko fi mu nekkoon démb ak tey ba léegi fa la nekk heure bu gisee lu jaaduwul dina wax ne lii jaaduwul heure bu gisee ne ñoom Mamour Diallo sàcc nañ mu génn na ñoom Mamour Diallo sàcc nañ 94 milliards. léegi nag président Ousmane Sonko doon wax ne li war a jeex ci Sénégal mooy képp koo xamante ni da ngaa nekk président yow ñi ànd ak yow mën nañoo def lu leen neex. Aliou Sall rakki président mën na sàcc 6 000 milliards en complicité avec Franck Timis nga xam ne sax du sénégalais ñoom Cheikh Omar Anne mën nañ di déclarer di def surfacturation kilo ñebbe 4500 ñoom Siré Dia ñu épinglé leen ay corps de contrôle ñoom Mame Mbaye Niang Prodac ak ñeneen yeneen scandale am ay nitam yoo xamante ni sax dañoo ànd ak moom di def yëfu bandi di trafiquer faux billets muy Seydina Fall Bougazelli ba pare te député la ñooñu dara dalu leen Abdou Karim Sall nekk ministre dem sàcc suñu ay gazelle oryx yi dee te bi mu koy sàcc lu mu bëggoon mooy yóbbu ko moom ci domaine privé am di ko yaree foofu te loolu sénégalais yëpp ñoo ko moom te loolu nekk espèce en voie de disparition cher ba bëgg a dee ñu may ko Sénégal Israël may ko Sénégal mu jël ko moom ne da koy yóbbu ci domaine privé am affaire yi dee am ñu wax ne daf kaa jël dibi ko ñooñu kenn defu leen dara ak yeneen scandale yu fi am yëpp boo limee da ngay juum léegi nag ki nga xamante ni moom moo ñëw oote ne yoon bii nii Macky Sall nekk du yoon bu baax di ko def pacifiquement bind livre am teg ne solution baa ngi nii lii laa leen di proposer oote le don de soi sénégalais bu nekk li nga war a jot nga jot ci xeex sàcc xeex corruption xeex népotisme xeex impunité teg bonne gouvernance transparence équité séparation de pouvoir bi nekk dëgg exécutif bi yore exécutif am assemblée bi di législatif moom it yore législature am di doxal justice bi moom boppam kenn du ko manipuler léegi nag sénégalais yëpp ñu ci ëpp nag
def ko noonu ne kii mooy ku bon ki léegi nag ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci nguur gi di sàcc di jaay nit ñi doole suñu bëggee marche ñu ne du ngeen fi marche di jàpp opposants yi di leen réprimer di leen toroxal di leen tëj kaso te defuñ dara ay ñoom Guy Marius Sagna ak ñeneen ñoo xam ne ay victimes Macky Sall lañ ci seen droit ak seen liberté ñooñu la ñuy wax ne ñoom ñoo bon léegi ñiy def détournement de deniers publics xaalis bi nga xam ne sénégalais yi tey seen xaalis la si la ñu waroon a régler problème mu inondation yi am war cee tabax ay école nga xam ne abri provisoire dootul amati war a jël xaalis boobu dugal ko ci ay suñu hôpitaux yi nga xam ne dinañ am un bon plateau médical nga xam ne àll bi jigéen ñi doon accoucher ci charrette di dee sax dina jeex nga xam ne ñoom dinañ am ay poste de santé am ay forage am ay robinet am courant Dakar bi capitale bi sax am ndox mu doy nga xam ne ndox dootul coupéti wala courant dootul coupéti def ko ci tali yi nga xam ne dootoo jël diggante Bakel ak Tamba mel ni kuy jéggi sirat mu métti lool dëkk yi nga xamante dafa enclavé ñu désenclavé ko defar réew mi baax xaalis boobu ñi nga xam ne ñoom ñoo ànd ak Macky Sall te politique rek tax ñu occupé seen poste yooyu gënuñ fi kenn dàquñ fee jàng kenn seen baay moomul réew mi seen ndey moomul réew mi ëppalewuñ kenn ci réew mi ñooy sàcc xaalis boobu noonu waroon dem ci Sénégal ñu jël leen ne ñoom ñoo baax di leen protéger ñoom Ousmane Sonko ñu ñëw nag oote mbaax ñu ne ñii ñoo bon di leen réprimer ku ànd ak moom ñu lay saaga di la xas di la sosal former seen ay journalistes ak seen ay nit yu nekk ci internet bi créer ay faux profil di saaga nit ñi suba ngoon guddeeg bëccëg suñu waxee ñu ne waa kër Ousmane Sonko ñooy saaga te ñoom ñooy saaga am seen ay mercenaires partout nag chaque jour ngeen gis fi ay journalistes yoo xam dañuy génn di attaquer Ousmane Sonko directement te nee nañ journaliste lañ loolu ci nguuru Macky Sall ngeen ko gisee ay ministres yoo xam ne si dañuy dem télé toog xale yi di leen seetaan ñu ne ñii ay ministre lañ wala ñu ne ñooy chef de cabinet président de la République wala ñu ne directeur général u benn entreprise lañ wala benn société ci Sénégal ñu toog au lieu que ñu wax ju yiw wala ñu joxe le bon exemple inculquer suñu doom yi jikko yu rafet ak ay valeur mais dañuy dem toog di saaga Ousmane Sonko léegi ba tax na nag ñu bëri tey ragal nañ sax wane seen féete ak Ousmane Sonko tey suñu nekkoon dans une vraie démocratie dëgg nit war na mën a nekk RTS radio télévision sénégalaise wane na moom gis na boppam ci programme Ousmane Sonko mais RTS ban agent wu RTS buy génn ci télé bi wala di wax ci rajo bi moo ñemee toog tudd Ousmane Sonko wax ci moom wax ju rafet boo koy wax ñu lay dàq te pourtant RTS télévision publique la Macky Sall moomu ko mais duñ fa génnee Ousmane Sonko duñ fa génnee manifestation Ousmane Sonko programme Ousmane Sonko kenn du ko fa wax te pourtant dans les plus grandes démocraties loolu dafay am rawatina nag ñu nekk ci nguur gi nekk dans l'administration képp ku ci xaritoog Ousmane Sonko bu njëkk ba laa la wax de tey jii ragal nga ko sax di ko oo téléphone parce que nee nga boo ko oowee yow dàq nañ la yow est-ce que loolu kon du dem ba nuru ne ñun nekkutuñ ci démocratie wala nekkuñ ci république waaye ñun ci royaume lañ nekk maanaam ku ñu jiite buur la te loolu foogoon nañ ne dina jeex sous Macky Sall parce que weesu woon nañ ko bu yàgg kon kii daf ñoo rétrogradé delloo ñu gannaaw moo tax Moustapha Gueye li mu def nii xam naa ne nag am na yu ko ci fekk parce que boo déggee ni muy waxee da ngay xam ne am na yu bëri yu ko ci dal parce que l'œil du tigre gisatuma ko TFM xaw ma nag ndax mu ngi daw ba léegi waaye xam naa ne dina ci am ay jafe-jafe loolu wóor na ma waaye dafa gëm yàlla nekk ku gëm boppam tey jii ñu bëri laa la wax ci secteur boo manti laal ci Sénégal tey moo xam nga dem ci këru sëriñ si moo xam nga dem ci mbër yi ci ancien footballeurs yi ak footballeurs yi wala musiciens yi célébrité yëpp communicateur traditionnel ak lépp loo mën a jël ñi nga xam ne ay célébrité lañ pour nga gis ci nit ku taxaw engagé wu ci côté président Ousmane Sonko lu raar la ci nit dof laa ko gisee rappeur yëpp nit dof laa ci gis mu engagé wu nekk ci côté Ousmane Sonko mbër yi benn mbër laa gis mu am fit taxaw di affronter temps yi nguur gi di dal seen kaw mooy Kona 2 te pourtant nekkul mbër bu siiw mais ñi nekk ci kanam ponkal yi ay roi des arènes nag ñoom Modou Lo
mooy roi des arènes ay ñoom Lac de Guiers numéro 2 damay tudd seen tur ay ñoom Balla Gaye ak ñoom ñëpp dañoo tapet pour def loolu parce que pour ñoom bu ñu ko defee xañ nañ leen benn contrat bu ñu war a am parce que seen waa ji leen di tëggal làmb temps yi kooku Macky Sall moo koy jox xaalis mu leen di tëggal làmb mu toog di défendre Macky Sall partout avec l'argent du contribuable kooku gëmul dara muy Gaston Mbengue poche am rek la gëm Sénégal intéressé wu ko ku nekk président yow lay àndal gëmul dara fii lay toog di classe Augustin Senghor ci 4e mandat yam ba pare di cautionner 3e mandat wu Macky Sall quel naa fekk boo demee ci côté footballeur yi ancien footballeur gis ngeen El Hadj Diouf ñemewul sax di dem naan dafay jéem a am ak relation ak Ousmane Sonko parce que football na ba tas xaalis ba mu amoon xañ na yàq na ko léegi il faut que tey mu utiliser turam moom di mën a am dara ci nguur gi moo tax day neexal Macky Sall di neexal Mansour Faye goro Macky Sall ngir lan ngir lii xaalis ak ay avantages ak ay privilèges moo secteur yi ma leen tuddal yëpp ak entité yëpp société civile nga ciy gis ay nit yu engagé wala nga gis ko ci opposition bi te loolu c'est normal parce que opposition la ñu wax wala nga gis ko ci journalistes yi yenn journalistes yi nga xam dañoo moom seen bopp comme Pape Alé Niang Ahmed Aïdara ak ñoom Sëñ Saliou Guèye ak grand Momar Diongue xam nga ak Babacar Touré bu Kéwloo ak bëri nañ ñooñu sax dañ leen di wax ne yéen da ngeen a faral ak Ousmane Sonko te ñooñu dëgg lañ faral ñu ci ëpp kon réew mi il faut que ngeen gëm yàlla te bañ a jël nit di ko teg à la place de Dieu Macky Sall du yàlla du yónnant kon Sénégal nañ am fula nañ am fayda te gëm yàlla wóolu ko gis nga affaire u àdduna yi du dara gis nga nit soo defee sa benn choix ne man kii laa bëgg ci wàllu politique wala ci wàllu diine wala ci leneen lu mu manti doon da nga koy fësal nga wane ko ragal féete dafay xañ a wërsëg moo tax li Moustapha Gueye def nii lu tax ma koy saluer mooy dama koy répété waat la répétition est pédagogique am na ay célébrités yu bëri tey yu nekk Sénégal ragal nañoo wane seen appartenance politique suñ demee bay wane seen appartenance ci wàllu politique ca Macky Sall la ñuy dem féetee fa di ko jàppale nañ waxante dëgg parce que lan parce que ay affaire privilège ak ay avantages yi nguur di joxe ñu leen ci chantage ne yow président bi da nga ko war a bëgg pour mën a jot ci loolu lu tax lool est-ce que président bi moom réew mi wala daf ko doon ci baayam wala daf ko doon ci yaayam réew mi ñëpp ko bokk man nga dem féeteeg Ousmane Sonko wala nga dem féeteeg beneen opposant ne man féetewu ma ak Macky Sall lépp looy lijjanti ci nguur gi su fekkee da nga cee war a jot nga jot ci su fekkee da nga cee war a jot ñu jox la ko waruñ la kaa xañ parce que yow da ngaa ànd ak président Ousmane Sonko kon dafay dem ba mel ni kon président Ousmane Sonko moom kenn warta ànd ak moom wala nit ñi moom Macky Sall rek la ñu war di àndal kon loolu dafay dem ba mel ni maanaam ñun xanaa buur moo ñu jiite wala lan la bokk wala ki jiite réew mi moom li mu jiite moom du sénégalais yi ñoom ñoo ko jox lu mu donn la ci maamam yi wala lu mu donnee ci ay baayam wala ci yaayam mais du lum moom lu ay sénégalais yëkkati jox ko ne ko am ñëpp bokk ci ku nekk am droit ne kii moo ma neex moom lay àndal moo tax Moustapha Gueye daal ñu ngi lay encourager bu baax a baax yàq yeneen célébrité yu ñu gis a gum nga xam ne ñu ngi engagé wu ku ci mel ni nit dof Imam Dramé imam la te gis nañ fi ay imam yi toogoon fii naan dañuy soosaat c'est que am na ñoo xam ne problème mu ànd ak opposant lañ am maanaam ñoom fu mu métti duñ fa nekk fu neex rek même bu ñuy wax président bi loo xam ne du dëgg gëmuñ ko sax dinañ toog moo xam sax ay nitu diine lañ dinañ toog fen nga xam ne fen moo gën a xaraam fii jaral na leen sax ñu toog wax lu dul dëgg ci président bi pour président bi mën a jàpp ne ñii ñoo ko bëgg pour seen ay mbir yu ñuy lijjanti ci nguur mu yomb kon daal Moustapha Gueye ñu ngi lay gërëm di la sant bu baax a baax ci sa courage ak sa engagement ak sa liberté bi nga am voilà parce que sa morom yu bëri tey jii ñemewuñoo def comme li nga def nii voilà parce que foog nañ ne buñ ko defee rek ñu xañ leen lu bëree bëri te nag wax dëgg yàlla yaa ngi sant yàlla bi nga ci tollee di bëree nekk nga fi champion yàlla may na la ci teraanga am nga sa kër
am nga sa njaboot macha allah am nga tur bokk nga ci histoire du Sénégal histoire moom day retenir sa tur ba faaw waaw bokk nga ci archive u Sénégal yi yàgg nga def jaloore defe naa ne loolu rek doy na al maalu wal banuuna zinatul xayaati dunia waaw donc kon Moustapha Gueye vraiment ñu ngi lay gërëm di la sant nekkul na nag lu dañoo wax ne da nga dem adhéré ci parti Pastef wala da nga nekk militant Pastef waxuñ loolu mais le fait que yow nëbboo sa diggante ak président Ousmane Sonko di ko fësal loolu rek neex nañu te sa morom yu bëri ñemewuñoo def loolu asalaamaaleykum wa rahmatullah